asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuhu mbokki askan wi ñu ngi leen di ziara di leen nuyu kenn ku nekk fu mu nekk ci réew mi wala ci bitim réew doomaanu réew mi ñu ziar leen bu baax a baax di del si feddliwaat kóllëre yi fa tabarakallahu di sant Maulana ak yenent bu tedd bi Muhammad rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam ginnaaw bu ñu génnee ci li nga xam ni mooy weeru koor di weeru ngëneel weer wu tedd wi ñaan yi fi mbokk yi ñaan ak koor yi ak lépp li nga xam ni moo jëm ci li nga xam ni mooy génn ci doomu aadama yi jëm ci néew di doole yi te mbokk yi saafonte ci bu baax a baax ñu ngi leen di jaajëfal yàlla na buur bi yàlla nangu koor yi tey nag ñuy del si seen premier numéro pencum askan wi muy amee ci télévision Al Mauritania waaye itam seq kook doomaanu réew mi ñi nga xam ni fa tabarakallahu ay tuutànk wala ay mag sax nga xam ni réew ma leen soxal ñuy jóg di ànd ci li nga xam ni mooy doxal réew mi bu ko defee ñu nuyu njiitu réew mi ak képp koo xam ni jawrin nga ci ndaw réew mi liggéeyal réew mi ci société civile également homme politique yi ñu jaajëfal leen bu baax a baax mouvement de la société civile yi ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax am mbégte nag di dellu siwaat ci programme yi nga xam ni moom nañ leen di dégtal saa su jot suqali réew mi ak ay doomaanam mbokk yi am di jàmm yi Ibrahima Idriss Wade jàkkaarloog yéen waaye bala may dem damay remercier l'ensemble du personnel de la télévision Al Mauritania nga xam ni saa su jot ñi ngi fexe ba lépp yemb jëm ci yéen ci alaqa yi ak ci jëflante yi fa tabarakallahu di leen jaajëfal tey nag mbokk yi dañu indi waxtaan woo xam ni lëmbe na réew yëpp bi ci juutu nekk ci ñàkk liggéeyu ndaw yi waaye itam beneen bi ñu xam ni réew yëpp ñu ngi orienté wu ci yenn forme de résilience yi nga xam ni amaana am na solo jëm ci mbay mi ñu wax nag gone yi nañu dem ci mbay mi dégg nañ fi jëwrin gi nga xam ni moo yore wàllu agriculture taxaw nag indi dispositif yi nga xam ni yëpp njiitu réew mi teg na ko ak membre gouvernement am waaye nag mu dellu si teg si ni il faut nit ñi jëlal seen bopp li nga xam ni mooy question mbay mi loolu nag appel la boo xam ni appel bu am solo la jëm ci doomu aadama yi yuy dëkk ci riverains yi ak ci ñi mbay soxal waaye itam appel la boo xam ni aji ndaw yi war nañ ko wuyu ndax ñoom la ñu sas ci diwaan yi bu ko defee nag ma am fi sama naataango sama xarit sama mbokk may am mbégte trop di wax ci waalo di wax ci moom waaye am mbégte toog ak moom muy Mouhamadane Fall ñu ràññeeku muy activiste bu doy waar ci réew mi lépp loo xam ni rek gis-gisu réew mi la ak lépp loo xam ni taxawaayu ndaw la moom mi ngi ci ñu jaajëfal ko ci wuyu gi mu wuyu si la télévision Al Mauritania keneen ki nag di Ali Alpha Kébé doon koo xam ni fa tabarakallahu mi ngi yëngu ràññee nañ ko ci réew mi yëngu ci fànn yi société civile waaye itam ci tàggat ndaw yi waaye itam mu teg tànk ci mbay mi dinañ xam lu tax ak lan lañ ci jublu ak fu réew mi toll wala suñu gox-goxaat yële fa tabarakallahu bu ko defee mbokk yi sans plus tarder ñu jox kàddu gi Mouhamadane fa tabarakallahu mu nuyu mbokki askan wi mbokk réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sama frère Ibrahima Idrissa maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateur yi nuy seetaan di la gërëm ci invitation bi di la gërëm ci liggéey bu rafet bi ngay def pour askan wi ndax lii yiw kese la di jottali xibaar ak di ko jox nit yi nu mu gën a rafete bañ ko yàq loolu yiw bi si nekk yàlla na la ko yàlla defal di gërëm aussi waa télé bi ndax télé Mauritanie defe naa mooy première télé ci réew mi te ñu ngi def liggéey bu rafet ci démocratie ñu ngi dig liggéey bu rafet ci askan wi yëpp yamale ñëpp di fi wax loolu am na solo ñu signalé ka di nuyu sama xarit aussi sama frère bi ma toogaaleel Alpha Kébé di jeune bu macha allah bu xarañ moom it ñu koy suivre boobu léegi muy def liggéey bu rafet Rosso di nuyu nag waa dëkk bi yëpp di gërëm ñëpp di leen wax ni déwénati si koor gi ñu génn yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp bi jaahi nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf fa tabarakallahu Ali Alpha Kébé asalaamaaleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu grand maa ngi lay nuyu di rafetlu vraiment invitation bi te di
kontaan saa su ne di ñëw fii di sottante xalaat lu jëm ci ay mbir ya nga xam ni actualité la ay thématiques yu am solo te di rafetlu vraiment sama grand bi ba nga xam ne moom laa bokkal plateau mosuñu gisante et ça fait vraiment plaisir donc ñu ngi kontaan di nuyu téléspectateurs yi yëpp ñu ñuy seetaan fu ñu mënti doon di nuyu waa Rosso tamit di leen nuyu bu baax a baax jërëjëf Ali Alpha Kébé mbokki Rosso di leen jaajëfal littoral bi yëpp njaago ba gaani ñu jox leen cër ndaxte réew mi ku fi wax agriculture mbay defe naa ni sa xel day dem ci littoral bi waaw waalo tabarakallahu yàlla moo ko def waaye tey nag amaana am na ñu ñuy waxal ñuy ay décideur di jukki di teg ci réew mi tey nag ñu gis ni fànn bu jiitu bi ndaw yi amatuñu liggéey ñu ngi migré ba duy sax li nga xam ni mooy voyage clandestin yi nga xam ni tukki ci réew moo moomul wala xamoo loo fay fekk chômage yu réew mi nekk chômage yu ndaw yi nekk loo xam ni lu jéggi dayo la ci réew yëpp rawatina ak suñu réew kenn du ni amu fi ndaw yaa ngi xëy di taxawaalu amuñu lu ñu def ndax tey Mouhamadane mbay mi nekk na benn voie boo xam ni war na mun a wàññi wala far complètement li nga xam ni mooy chômage yu jeunes yi ci réew mi. waaw jërëjëf si question bu am solo bi nga ma laaj mais balaa may tontu damay wax ci point bi nga xam ni wax nga ko léegi mooy ndaw ñuy jël gaal yi di dem waaw dama leen di wax léegi nañu bàyyi loolu ndax man def naa France te dama ñibbisi ndax dara amatu fa fii nag lu ne mën nañ ko fi am maa ngi ci mbay mi j'ai mes diplômes je peux mais dama ni mbay mi il faut que ñu dellu ca du nag am nga ci yaakaar am bu baax te sa question mooy man gëm naa ni mbay mi mën na régler suñu problème chômage jeunes yi ci lu raw loolu sax mën na développer réew mi plus Afrique yëpp sax mbay mën na leen développer mais xëy na politique bi ñu indi des na pour nu am loolu te aussi jeunes yi gëmuñu ko lool jeunes yi gëmuñu ni mbay mën nañ ci am lu ne. donc da nga bëgg a wax moo waral tax ñu toog. moo waral tax ñu toog plateau yi effectivement ñoom ñëpp sax tooguñu mais tey sooy xool ñu mel ne que Alpha man en tout cas lancé wu naa ci mbay. c'est pas parce que dama gis ni dama nam sama baay nu mu daan bayee bi ñuy nekk xale. nga xam ni soo yeewoo ba julli ba ndekki ñu ànd ak moom dem tool ya déedéet. ñoom macha allah jàmbaar dëgg la ñu woon mais dafa mel na seen bay c'était bay la bu ngay xam ni bay dunde la woon léegi dañu toll fu ngay xam ni dañu war bay pour dundal askan wi dañu war bay pour développement réew mi dañu war bay pour ndaw yi am xëy yeneen jéego la effectivement yeneen jéego la voilà loolu rek la formation nag la laaj mbay doo jóg rek nii damay dem am naa fi soo moytuwul daa def na sunu maam yi daan def ndax agriculture familiale voilà loolu nag lañu war a jéem pas bàyyi sax mais jéem que xarañal mu gën a mu am njeexital ci nit ki ci baykat bi ndax aussi bay ba bëgg a dee at mi jot yow loo dund rek ngay yore manoo sax tabax si sa kër wala nga am si yenn déet loolu pour man war nañ ko dépasser dafa laaj nag une politique nationale dinañ ci ñëw waaw ndax foofu la lépp doore dinañ ci ñëw Mouhamadane am na solo Mouhamadane dañuy jàpp ni moom gëm na ni tey ji mbay mi mën na régler problème chômage yu jeunes yi ci réew mi mooy fàttali nag ni ñaar ñi ma toogal bàyyiwuñu ñi ngi ci terrain bi ca fa ñuy bayee moo tax ñu jukki leen am yu bare yoo xam ni constaté leen ko dañuy wax ni ku ci nekkul doo mën a maîtriser exactement yan manquement moo ci nekk amaana dinañu egg ci benn niveau boo xam ni réew mi la ñuy waxal ak li nga xam ni teg nañ ko pour que ñu accorder li nga xam ni moom la Mouhamadane wax ci wàllu autosuffisance alimentaire loo xam ni dootuñu ko jéggaani ci wàllu mbay mi loolu am na solo mais Ali yow ñu gis la ngay yëngu ci société civile waaye nga boole ci mbay mi bu ñu xoolee nataal yu bare yi nga génnee ñi ngi lay seen ci fànn yu am solo ba nga egg ci jukki yow ak Mouhamadane yëpp ay fruits yoo xam ni yoo xam ni ci mbay mi la génnee am na nag ay tolof-tolof amu ko yéen a koy wax parce que yéen a ngi ci waar wi mais ndax gëm nga ni
mbay mi war na mun suqali li nga xam ni mooy chômage yu jeunes yi. Effectivement loolu je pense que tey jii ñëpp mun nañ ko seedeel ñëpp mun nañ ko wax tey jii mbay mi dafa nekk benn solution ba nga xam ni bu important ci jeunes yi buy lutter vraiment contre chômage bi tey migration bu ñuy wax bi tey dafa am multiforme am na ñuy jaar ci gaal yi am na ñuy jógee seen dëkk yi dem yeneen dëkk même au niveau de l'Afrique ni ñenn ñi jógee seen pays ñëw fii te tey ji loolu ñu constaté je le dis souvent bu ñu xoolee côté sud Mauritanie main d'œuvre bi tey ñu nekk tey sur le terrain ñuy liggéey ñuy bay et la plupart du ñu ay doomaane réew mi du ñu jógee seen réew la ñuy jógee ñëw di bay di liggéey c'est vrai que chômage bi moo tax peut-être que lu ñu bëgg jotuñu ko am seen réew moo tax ñu ñëw di wut nu ñuy dundee te ñu ngi liggéey. waaw loolu gis nañ ko seen périmètre yi. ñu ñëwee seen périmètre yi à Rosso fekk nañ fa ay doomaanu réewu Sénégal yu jéggaat ñu jàll si ñëw di bay si ak yéen. effectivement léegi beneen aspect bi mooy immigration clandestine ba nga xam ni manque de confiance ak bu ñu nekkee ci pays ba nga xam ni nit ñi rassuré wuñu leen joxuñu leen yaakaar da leen di pousser tey ñu bëgg a génn réew. nan nga jàppee bu fekkee ni da nga ànd ak ñoom ci pas ànd ak ñoom mais da nga gis conséquences yi ko waral yi ko waral ndax jàpp nga ni réew mi les gouvernants taxawuñu taxawaay bu am solo bi nga xam ni dina permettre jeunes yi ñu toog seen localité. taxawaay bi c'est vrai que am na ay efforts ya nga xam ne ñoo ngi koy def il faudra le reconnaître mais liggéey bi des na ban fànn booy wax ci des bu ñu xoolee tey ji lu leen di pousser ñoom bëgg a génn tey ji mbay dafa nekk mbir ba nga xam ne du ñu judd fekk suñu ay waajur ñu ngi bay am na ay jeunes ya nga xam ni mënoon nañu cay jël relève jàppale seen waajur yi mais ils préfèrent tey pour ñoom mbay dafa nekk liggéey ba nga xam ne du ñëpp que ñoom daal c'est-à-dire pour ñoom ku néew doole mooy bay c'est-à-dire du ñu tuutil mbay pour ñoom tey ñu jógee tey quitter yenn villages yi ñëw au niveau de la ville s'installer moo leen gënal dellu ci périmètre yi tey di bay lii dafa am ay mbir yoo xam ne ñoo koy waral déjà lu ci njëkk moo di nit bi gëmul boppam c'est-à-dire manque de patriotisme ak fierté ci lu mu doon wala ci li nga am bañ a tey ji liggéey ngir wane yow li nga doon lan la valoriser ci li nga doon ñun tey mbay ci ñun la bokk mënuñu ko bañ ñu judd fekk sunu ay waajur ñu ngi bay ñu am ay tool gis que traditionnellement fekk que léegi ñun du ñu waroon essayer xool nan lu ñu war a def tey pour actualiser tey mbay mi tey nan lu ñu koy moderniser te gis nañu tey yenn réew mi du ñu développer côté boobu Mohamed wax na ko léegi du ñu développer côté boobu donc nguur gi war na tey motiver jeunes ñi xamal leen que ñoom man je dis toujours Afrique dafa nekk ay pays ya nga xam ni yu vierge opportunités yi du ñu bëri surtout ci suñu réew mi gisuma utilité tey nit parce que booy xoolee ñuy dem ci gaal investissement rek bu ñuy def lu ñuy dajale pour dem premier investissement loolu démarrage bu mag la nga am sa périmètre. waaw boo demee ci entrepreneuriat moom mën na la ci génne. dale ci génne mën na la ci génne parce que bu ñu xoolee ñenn ñi ni montant supposons nit jël 300 000 def ko tey ci gaal gi 300 yi tey boo ko defoon tey ci mbay mi moins de 300 000 mun nga tey bay benn hectare nga génn ci benn saison mun nga am tey ji 1 million et quelque dëgg la bénéfice waaw ci périmètre ci benn hectare yaa nga fa de te pour dire que tey ji am na ay mbir ña nga xam ni nit ñi war nañ ko xoolaat ñu gëm suñu bopp bugg suñu réew parce que patriotisme bi moo des tey bu ñu bëggee tey bàyyi réew mi c'est que duñu gëmuñ suñu bopp te gëmuñu réew mi am na loo xam ni dig moom ci dellu sil ci patriote koo xam ni jàpp nañ ni ku bëgg réewam la nu muy mel ci nataal kooku dinañ ci dellu si ak yow mais Mouhamadane bala ngay bay nga am suuf effectivement bala ngay bay il faut nga am suuf noo gisee réew mi ak wàllu suuf réaménagement wàllu suuf nag lenn dinaa ko wax am nañu suuf bu bare sax des terres arables on en a beaucoup même gis nga surtout soo demee bët salumu réew mi du fay teg région de Trarza am nañu suuf am nañu ndox yu dul fer ay dex yu dul fer lu des ay ndaw yu ñëw bay te réew mi dañ ni nu li ëpp ci doomu réew mi ay jeunes lañu te ay góor sax lañu ñu si ëpp sax amuñu